baax ci wérgu yaram bi neex na lool am na ñu koy booleeg suukar am ñoo xam ne itam duñ ko booleeg suukar bu ñu demee ba ci Institut Sénégal des recherches agricoles di ISRA kuréel la boo xam ne day gunge képp kuy yëngu ci wàllu projet jëm ci jëmbat fruit ci sunum réew wala nga ci liggéey ci direction des eaux et forêts chasse et conservation des sols am na projet bu ñu yeesalaat mu jëm ci wàllu gën a jëmmal lii di ay arbres fruitiers yi fu ci mel ni bassin arachidier bi nga xamante ne bariwuloon loolu lu ñu fa doon bay ay fruits waaye léegi nag fexe nañu ba xeetu fruit bu ne mën nañ ko faa bay ñu am taxaw seetlu ne kuréel yu ni mel ñu ngi góorgóorlu bu baax ci jàppale ñi nga xamante ne ñoo bay lépp luy xeetu fruit ci réewum Sénégal di saytu jëmbat li naka lay meññee ba naka la ñuy amee fruit bi mu nekk fruit bu baax bu askan bi mën a jëfandikoo mu nekkoon li ma leen jukkil tey ci pañe Tata Aïcha dig daje ëllëg ci beneen pañe. jërëjëf Tata Aïcha jërëjëf Aïcha ñu ngi ci pañe bi comme tous les matins. tey wàllug màdd la doon wax màdd. ma mel ni jaaykatu màdd ba ca ak jaaykatu mango ba buy ñëw de ci koñ ba danañ mango màdd. mango mad te xam nga benn bu ci nekk ci ñoom nag ndeysaan boo yow fàttali nga ma cerise c'est vrai que cerise man gisatuma ko d'ailleurs man je ne vois plus de cerise ici hein cerise yu vert yi ñu naan def xorom ak kaan yi def ko ci sachet yëngal ko nii ndeysaan waaw daan nañ ko loolu tamit dañ ko doon kii ko daan def confiture bu neex en plus oui jus de mad aussi c'est très très bon boo ko mënee defar en tout cas boo mënee limiter sucre beeg éviter lépp luy colorant éviter waaw mais parce que am na mad yoo xam ne c'est pas la peine d'y ajouter du sucre parce que c'est déjà assez sucré. Mais ce sont des fruits du terroir hein. Sama xel lay dem fële ca Ziguinchor moom ak Abdourahmane Diallo xam naa dina ne ku bëgg Ziguinchor la war nañ ci yónnee de ci bateau bi bu yónnee foofu am na ay dàmbal lañ koy wax xaw ma te du jar dara en plus. daawul cher en plus. Rahman pour vraiment ma jéggal la vraiment Abdourahmane fait un effort am na ñaari laaj yu mu ko laaj nag. waaw benn bi wax naa ko. bu bëggee ma ñëw Ziguinchor. indee ci ay tontu. indee gu ci tontu. d'accord Abdourahmane Diallo ak am taa nag nee na la yeewu naa ci suba yàgg na ay ca ñu xuus waxtaani wàllu environnement. environnement cadre de vie comme tous les jours enfin comme toutes les semaines. tey dañuy wax ak Alassane Baldé ci justement lii nga xam ni moom mooy. li ñuy dessiner. ci mbedd yi ci Dakar ci yenn murs yi. am na ay ndaw yoo xam ni waaw dañuy defar di dessiner dessin yoo xam ne yu rafet macha allah. mais di ci jàllale en même temps voilà le message concernant notamment la pandémie les gestes barrières etc. Ce sont des fresques géantes il y a des taggeurs ñoo xam ni dañoo modifier seeni message daal. comme ay doctographe. voilà ñun on les salue au c'est passage. ça donc Alassane Baldé. demal nañu te cité Konachap. Konachap c'est ça. Mami Biré maa ngi leen di nuyu di leen fay di leen dalal jàmm ci seen rubrique environnement ak cadre de vie ci talaata bii. tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci ndaw yi nga xamante ne ñoo fekk baax te cité Konachap fi ci diwaanu Grand Yoff ñoom ñooñee nag lu jëm ci xeexum corona bi nag am idée bu original maanaam defar ay fresque ci mur yi ngir rek sensibiliser ñi nga xamante ne mooy askan bi ci bile jàngoro mu mel ni nag lu ni mel am na njeexital it ci nekkinu askan ba ndax li nga xamante ne mooy seen cadre de vie dafa gën a rafet gannaaw dessin yi nga xamante ni def nañ ko fa mu doon nag lu neex ak gis lool ci gët Pape Sylla addu ci turu ndaw yi nga xamante ni ñoo fekk baax ci cité Konachap ci diwaanu Grand Yoff. donc soo leen xoolee même ci image yi gis ngeen aussi tamit lu ñu def dañ ne jàpp ci gox sa Konachap na set na ci ñëpp jàpp donc soo leen ko jëlee moom lañu illustré nii ci mur bi aussi tamit donc dañu boole set ak fagaru dina rafetal parce que soo gisee xam nga ne mur bi mu ngi sensibiliser mais rafet na aussi rafet na di bokk ci cadre de vie bi pour mu gën a nit ñi gën a xam ne tamit cadre de vie bokk ci àdduna dafa bokk ci loo xam ne moom mooy ñoŋal nit ki fu muy dund. initiative bu ni mel nag ña fa dëkkee daat koy rafetlu ndax dafa bokk rek ci luy gën a taral li nga xamante ni mooy dëkkuwaay bi. initiative bi ndawul initiative bu rëy la ndax tey gën na rafetal koñ bi fekkoon na koñ bi rafet set wante nag lii daf ko gën a rafetal ba pare dina gën a yee nit ñi ci feebar bi am mbedd mi bokk na ci mbedd yi gën a set ci cité Konachap su loolu weesoo cité bii ko di Konachap bokk na ci cité yi gën a set ci Ndakaaru te su ma neexee sax ma ne ci Sénégal. lu ni mel nag ñu fas yéene ko it yaatal fépp ci quartier bi ngir mën a soppi xar kanamu gox ba. waaw du yemuñu fii rek soo leen xoolee yàggul bañ fi defee avec le chef de quartier bu Konachap bii nii monsieur Mbaye Ndour bañ fi defee désensablement yàggul
donc actes yu mel ni yu bëree bëri ñu ngi nii ñu sànq maa ngi doon waxtaan ak sama benn naataango Ousmane di ko wax ne du ñuy def ba def fi ay reboisement pour jéem a xool ak tamit suñu équipe bi nga xam ne moom fi nekk muy équipe boo xam ne muy l'équipe du dimanche nekk fii di def ay œuvres yu rafet a rafet lii aussi tamit mën nañu wax ne xel bi si ñoom lay jógee ba tey lii am fii ak tamit voilà. amiin ñu nekk ci jafe-jafe yàlla génne leen ci. amiin yaa rabbal barke Seydina Mohamed ak Yeesu Christa. amiin waay amiin 7h44 minutes alors. ñëw toog ku dajji na ñëpp. yow ba nga ñëwee Kazu Rajab leen déwénati leen. ba pare toog di xaar tabaski. moo tax waa ñu defe naa l'aspect positif le côté positif mooy ñi nga xam ne franchement je sais que jël nañu feebar bi au sérieux mais quand même mais bon comme Covid moom xas nañ ko ba ràpp te nee na du bouger kon nag nañ def li président wax rek on a qu'à apprendre à vivre avec n'est-ce pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix mais voilà. Vivre avec nag ne veut pas dire bàyyi ko rek ñu on délaisse tout pas de gestes barrières pas de masque pas de raxas loxo et cetera. Pas de distanciation sociale. Et je pense que peut-être le message a été mal perçu ou mal déclamé. Bon les communicants peut-être vont répondre. Mais nit ñu bari dañoo jàpp ni vivre avec daal mooy. aywa dund leen bàyyeeku waaw non ëpp naa def de Covid de ko bàyyeeku moom mu jàpp la voilà donc dañu ñaan yàlla daal Covid nañu koy dégg rek Birahim te mu bañ a yegg si voilà yàlla na ko yàlla def alors justement santé sujet âgé ak Covid-19 vulnérabilité la ñuy waxtaan ak Bintou Kane moom nag xam nga mag ñi ñoom dañuy am yenn ci ay pathologie yoo xam ne ni du ñu wax tey nii ni coronavirus ci boppam du moom ma rey waaye yenn saa yi dafa am yeneen i feebar yoo xam ne da lay gën a sonal moom corona ak mag ñi ak pathologie de manière générale Bintou Kane bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à nos auditeurs. Ce matin, dañuy ñëwaat ci suñu thème le sujet âgé ak la maladie à coronavirus di ci ànd toujours ak professeur Mamadou Koumé. Il est gériatre, chef de service de gériatrie à l'hôpital Fann. Il est enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur démb waxtaane nañ ci kan mooy le sujet âgé mais tey li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy pourquoi le sujet âgé est vulnérable à presque toutes les pathologies professeur. Alors li tax mag feebar ga yàpp ko loolu lu am solo la parce que boo ko seetloo ñetti xeetu mag ñoo am ki nga xam ne màggataay normal la ki nga xam ne dafay màggat di nasax mooy la personne âgée fragile ak ki nga xam ne dafay mag mu dëgër mooy la personne âgée robuste ou le vieillissement réussi li koy firnde rek mooy boo ko seetloo mën nga am ñaari mag yu amandoo juróom-ñaari fukki at ak lu topp amandoo ay même feebar amandoo diabète amandoo hypertension ñaari mag yooyu boo ko seetloo même feebar bi dalee dana ci am koo xam ne day gaaw a wér waaye dana xam koo xam ne day lott lool day sonn lool kooku mooy mag mu nax sax du caagan ne feebar la waaye simplement buñ ko seetloo mooy tax li ñuy mooy tax ñu gis ne li faral di expliquer mag di feebar mooy que organes yëpp maanaam gàddaam yëpp seen doole dafay wàññiku boo ko jàppee ci bopp bi ba ci suuf yuur gi dafay li muy peese dafay wàññi li xel li ci biir yuur gi pour xel mi di neex mooy acétylcholine dafay wàññeeku ci mag boo seetloo xol bi aussi tension daf koy yàpp réserve dafay wàññeeku boo seetloo dënn bi ni mu amee doole di noyyi dafay wàññeeku boo seetloo gàddaam bi roñon yi nga xam ne ñooy segg deret ji seen kattan dafay wàññeeku kattanu roñon wu mag mu am juróom-ñett fukk at ak lu topp mooy xaaju kattanu roñon waxambaane bu am ñeent fukk at kon nga xam ne loolu dafay wàññeeku ba pare suux yi mag dafay wàññeeku ñëpp xam nañ ne suux muy téye mag buy doxam dëgër mu bañ di daanu te it am na yenn façon ferñeent yoo xam ne moom la yaram bi di xeexee jàngoro mooy les protéines nga xam ne ñooy synthétiser les immunoglobulines joxe anticorps loolu ci mag dafay wàññeeku donc loolu moo tax mag lu ko wet rek daal di koy mën ci dolli aussi dafay am yeneen feebar yoo xam ne dañu yàpp mag yoo xam ne bu ñu ñëwee ci mag ganesiwul dañu dëkk si mooy hypertension artérielle mooy diabète mooy instant maladie rénale chronique yi nga xam ne dañuy yokk néew doole yi gàddaam yi nekk ci biir yaramu mag. Merci professeur Mamadou Koumé ci leeral yi nga xam ne ñëw nga ci différentes façons màggetin yi nga xam ne am na mais ñëw lu tax le sujet âgé aussi feebar yomb ko dugg Birahim Touré c'était tout pour ce matin demain inchallah on revient sur le même thème pour parler cette fois de la maladie à coronavirus lu tax le sujet âgé aussi vulnérabilité d'ici là portez-vous bien très belle journée. Belle journée à toi également Bintou. Merci beaucoup. Birahim tu sais soo amoon quelques jours rek wala nga jël benn week-end maa invité la wax dëgg yàlla week-end boobu nga ñëw sama kër dootoo ko defati Birahim Touré sama yaay ragal na ko ragal ko
xam ne. mais ñëpp a xam nga lan la ciy tegal. dana la coronavirus man gisaguma. ku mu rey koo xam ne xale la tout tànk la man na maa màgget. waaw te corona daa baax ci mag ñi. léegi nag gis nga booy génn. boo taxawee ci buntu kër gi sax boo duggee mën a la doxal a ca raxasu jin wala boo yegsee mën a la yow foo demoon ana sa masque. dama nga dindi ji sa yére yi non mais c'est que c'est une psychose. Je suis très d'accord ci li mu psychose d'accord mais si la psychose peut t'aider à nga mucc ci je pense que adopté ko. dafa ëpp de. waaw non mais comme actuellement nii contrairement am na ñoo xamee ni psychose boobu ngay wax ñoom gëmuñu ko. ba bàyyeeku nañu. mais bàyyeeku boobu nag moom moo dangereux te comme on le dit ñii di médecins yi kër docteur ni ñu koy wax nañu adopter vraiment les gestes barrières mesures yi nañ ko jëlal suñu bopp ku ci nekk ci sa wàll. bul xaar kër docteur wala ñu ne non koñ bi wala kër gi am na ko. jëlal say mesures tey ñu ngi nii ñu wax waxu enseignant ci li ñu wax. ñu nii toll nañu ci fukk. ëpp na ko sax. ñoo xam ne fële ci Ziguinchor ñoo xam ne dañ leen a mettre en confinement. mais ñooñu mooy ñu jógee fii Dakar dem Ziguinchor waa léegi ban yoon lañ jaar ñan lañ bokkaloon oto. te ba ñu taxawee fii nii gis nañ li fi xewoon fii ci rond-point. Liberté 5 ci terminus Sénégal dem dikk bi. nga xamee ni mais ils se sont agglutinés pratiquement amuloon geste barrière amuloon distanciation amuloon dara. on a vu le directeur général sax bu Dakar dem dikk. daanaka ci bi muy taxaw ci bunt bi ñii dugg leen ñii bu ñu dugg ak yu mel noonu. lii nit ñi bare woon. ba moom ci boppam daanaka ak ñeneen yi li leen dese woon étouffé barewul. léegi nag enseignants yooyu comme bu dee fukk ak ñaar yooyu dem Ziguinchor. ana ñeneen ñi demoon feneen sans pour autant les stigmatiser mais je pense que loolu moom beneen débat la foog ñu nit ñi xoolaat bu baax a baax. en tout cas jàngoro ji dama lay wax mais dañu respecté daal les gestes comme. dama lay wax détouré te jàngoro ji daal sama yaay ragal na ko. te yor na ci yenn xeetu masque yoo xamante ne comme couche bébé de. ñoom suñu waajur yi suñuy maam yi suñuy pap yi suñuy yaay yi suñuy rakk yeeg ñeneen bu mu dal kenn. ñi mu dal na fa yam. mani sama masque yaay. comme ay couche bébé am na ci yoo xam ne nag dañoo mel ni bekk non façon masque te kaay ma wax la Birahim Touré réew mi kenn deseetu li nopp yëpp dagg nañu ndax élastique. dama sonn ci masque yi. mais je suis obligé élastique yi day kii mais comme ni nga ko waxee façon masque bu nekk fi am. non bu yow gis nga masque Tidiane kii. Diallo nu mel masque Tidiane Diallo yi. gis nga ko. Mansour Diop namoon naa la. Jóoba Juba mal dax na mu sam gis nga am na ñeneen ñoo xam ne seen masque yi kii Fabrice ni mu ko wax. tu es mignonne comme un camion la ko wax. yow wala ndaw si jàkkaarloog yow. dinañ la ree ba far étouffé moom ci masque bi fu mu sol. masque nag day xaw a masque. cache-nez la waaw mais masque yoo xamee ni. gis nga boxeur yi wala taekwondo ak ay karaté yooyu kii di teg fii nii ci kanam nii pour éviter ay coups. am na masque yu mel noonu. yi teg suuf noonu pour bañ coup. am na masque yu niróo lool. man de xam nga lu ma fi bàyyi woon fii ci kër gi. mode fashion ak tendance surtout ak Haj Mansour ak yow mii lu ngeen sol ndeysaan kase ko ak maskam. waaw gis nga xaw koo nduróole waale tuuti. assorti ko. yéen da ngeen a fashion jërëjëf Birahim Touré. bëgg naa lool ci lool. ba suba incha allah. demain incha allah man ñi incha allah dinañ fi teewaat. Haj Mansour. xibaar yi. waa kay Diop. ak Samb. waa kay Diop. maaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay Diop. Diop noo def. sant yàlla. ba kenn tooñu la. alhamdulilah. ñëpp ngi ci jàmm. waaw ñëpp ngi ci jàmm tubarkalla. ba poos yaa ngi saxaar. non. saxaaragul. lool. ay ci jàngeen jëf gars yi 7h54 minutes merci toute la bonne humeur dans Zik Matinal ñu ñaanal leen yéen itam kenn dalug jàmm ak salaam ci Zik FM une transition juste après ñu bàyyi leen ak Haj Mansour Diop Daouda Philippe Djiba ci xibaaru juróom-ñetti waxtu incha allah bu buuree ñu dellu si waat. Zik FM, 24h/24. Écoutez ce que nous faisons.
Sénégal sur le web www.zicfm.sn. Zik FM, partout dans l'univers. Premier sur les îles. You make me feel alright. You make me dance all night. Zik FM. Zik FM. Zik FM. Ma radio. Sénégal. Zik FM. yaa ñu ko jaral yow Zik FM programme yu neex a neex sans dilem bumbute dagal lool ànd ak système jël nañu sa logo def ko suñu emblème yëgal ko waa HLM ak waa Jérusalem yaa bari fem Zik FM gis nga boo doon jigéen man ni la je t'aime bu doon examen am nga BFM fi ba Matizalem yaay suñu kaasu lem waaw waaw moo tax ñu taxaw bind ci yow poème bu ñu sonal benn jaw du mel neneen daal Zik Feeling jëm kanam Trafic News Black Box International Hip Hop Styling Jolof ba ñu sondee wàccu ñu bareem yaa ngi ñuy gaañ Zik FM yaa bari fem Zik FM Zik FM à Dakar et au Sénégal sur le web www.zicfm.sn. Il est 8h. Zik FM, ma radio. Numéro 1 au Sénégal. Zik FM. Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum. tey jii la élèves yi def classe d'examen waroon a demaat ci l'école yi ginnaaw bi leen coronavirus téye boobu ak léegi toll na ci ay weer waaye dellu ga mujjul sotti nguur gi daa raté bi yoon dàmbooj nag la ñu indi ni aw lay dalul xelam waaye fekk na sax école catholique yi ñoom dàqoon nañu ñoom seen ubbi ba ay bis bi ñu dëkkmal sabab bi mooy xel mi dalagul ca la lépp sottee gul lu toll ci fukki jàngalekat testé positif ci Covid-19 ci département bu Bignona Abdourahmane Diallo dana ci dellu soit ak ñun des na wax itam ci xeex gi ñuy xeex woppi Covid-19 alliance des syndicats de santé ànd gësëm tiit nañu lool yëf yi yokk ci ay gox yu wuute ci Sénégal fu mu eggul woon mu yegg fa léegi ñetti nit ñoo faatu ci benn accident bu am fële ci diwaanu Mbodiène ci ay chantier yu Sen'Eau doon liggéey foofule ca ndox ma la ñu lab dinañ ci dellu soit ak leeral yu bàyyeekoo ci directeur bu communication bu Sen'Eau Ndiaye Diop xibaaru tàggat yaram dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéenekaay yi El Hadji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. salaamaaleykum wa trafic. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadji Mansour. Aba naka situation tali bi.
Voilà, merci beaucoup. Jël nañ route nationale bi bàyyi nañ quelques lenteurs à hauteur du rond-point Sicap Mbao sànq rek yéen ñi bàyyi ko du côté de Fass Mbao mën na quelques lenteurs mais su ngeen ko weesoo rek une progression tranquille bi ngeen ko jubee jëm Poste Thiaroye aussi xaw naa yëg tuuti ak fi ñu bàyyi ko foofu la bëgg jël péage bi su ko defee aussi le reste une progression tranquille toujours jëm rond-point bu Sire foofu la aussi boo ko jubee ndax point de tranquille la proté bàyyi ko Poste Thiaroye ñi bàyyi ko Guinaw Rail ñi bàyyi ko Pikine ak ñi bëgg a progresser sur la route Yara foofu la ak boobu la aussi am na quelques lenteurs pour ñi nga xam ne foofu lañ na mu jaaree hôtel marché au poisson Hadj Mansour. ci kanam ma làmbat la. Zik FM. asalaamaaleykum. tey jii la ndongo yi def examen waroon a demaat ci l'école yi ngir jàngi waaye dañ koo dàq bu ñu sukkandikoo ci ministre bi yor lu jëm ci wàllu éducation nationale ci communiqué bi nga xam ne génne nañu ko dafa am ci personnelu jàngalekat yi ñoo xam ni dañu leen a testé ñu positif comme na mu amee ci ay gox yu wuute misaalu Casamance waaye loolee Dame Mbodj gëmu ko njiital CUSEMS d'un coordinateur bu G20 jàpp na ni nguur gi kay la mu waroon a jël ci ay motuwaay moom la jëlul ba xam ne manquement yi jéggi na dayo mooy li tax rek mu jël lay woowee daqaat ubbitel l'école gi en tout cas école catholique yi ñoom fekkoon na jiitu nañu ca ñàkkoon a noppi ga ñu xam ba tax ñu daal koy dàq ñoom yóbbu woon nañ ko sax ba le 4 juin ngir gën a mën a waajal bu baax ndax suba tey rek dafa jàmp ba tax na rek ndaje bi nga xamante ni bii dañu ko seq ak way taskatu xibaar yi seq nañ ko jëm ci ngoon jàpp nañu ni matuwaay yi nga xam ne yëpp war nañ koo jël nañu ko waaye dafay këtt ni jonn lool ci talaata ji ci école yi Enceinte Thiandoum nga xam ni communiqué bi nga xamante ni bi kon fekk na nguur gi génne ko méngoo nag ñoom sax nañu ko xalaate ci ñàkk noppi ci ay fay yoo xam ni am na ci ni ñu bëggee reprendre cours yi ci ñiy def classe d'examen li nguur gi wax it nag jafe naa weddi ndax fukki jàngalekat la ñu testé ñu positif loola nga am ca département bu Bignona ñooñee di ay jàngalekat yoo xam ne ñu ngi bàyyeeko fii ci Dakar ci ay bis bi ñu weesu dem regagné ji fa ñuy jàngale ci bisu Dakar Dem Dikk yooyee ba ñu eggee ñu testé leen ñu positif ñu fekk ci Casamance Abdourahmane Diallo. léegi xam nañu as tuut ci li waral ñu dàkkal ubbite l'école bi ca sunu mim réew ci ab communiqué bu tukkee ci ministère de l'éducation nationale ñu ngi xamal ne am na ay enseignants yi nga xamante ni testé nañu leen positif te Covid 19 te ñu nekk ca région bu Ziguinchor bu ñuy sukkandiku ci sunu ay sources bokk na ci enseignants yi nga xamante ni bàyyeekoo nañu fan yi ñu jénn ca Ndakaaru ñu toll ci fukk enseignants yi li ñu ngi servir ci département yu Ziguinchor ak Bignona ñoom sa daanaka bu ñu yegsee fii ci bëtu Saalum réew mi lañu leen defaral ay prélèvement ñoom ak seeni camarades ci ab lim bu ëpp ci téeméer ci ay prélèvement yi nga xamante ne jot nañ ko amal fukk ñoo ci dellu si positif di ab information bi nga xamante ne tiital na jàngalekat yi waaye rawatina ñi nga xamante ne ñoo di askan yu yeewoo fii ci bëtu Saalum réew mi li waral li ni mel mooy yooyu les enseignants yi nga xamante ne testé nañu leen te ñu positif ci coronavirus ñoom ginnaaw bu ñu leen defaralee li nga xamante ne moo di prélèvement yi daal nañu ñibbi tranquillement seen kër fekki seeni njaboot Abdourahmane Diallo doon jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo bi ci diwaanu Diourbel xawoon naa metti lool jàppante diggante way takk der ak askan wi surtout ci quartier bi nga xam ne moo di Madinatul li sabab askan wi def ay manifestation lakk ay pneu mooy dañoo sonn ci couvre-feu bi jàpp askan lu ëpp ñetti weer tëj leen ci lu lenn leerul ci seen bopp di leen këll-këlle rek mel ni ñu nekk ci kaso la ñu ni day dakk loolu li tax ñu jàppante lool démb bi ci guddi ak way takk der yi Covid 19 nguur gi ni mu koy xeexe daanaka ak lajjite dong la ciy am bu ubbi waatee marché yi nit ñi duñu takk masque yi rassemblement yi dellu si na mu meloon te nga ni ci noonee ngay xeexe Covid 19 njiital ànd gësëm Balla ji ci am nee na du xeex bu dëgër bu mën a gañe benn combat ñu teew luy kàddoom. cas yi barewuñu woon ñu fermer frontière bi aéroport bi ni léegi marché yi dañ koy fermer loolu boo amee ñu commencé di jël yeneen mesures yu am solo ñun foogoon nañu bu ñu demee ba ci kanam dañu war a mën a xëy na wut yeneen pexe pour jéem a tangal xeex bi parce que finalement Dakar moo fi desoon ak zone Diourbel Touba. waaw bu ñu mel bëtikoo nag ñu ne léegi dañu war a dund ak doomu jàngoro bi ba tax na léegi rassemblement yi ñu ngi koy permettre ñi ubbi marché yi bërki dem ba gis nga jàngalekat yi fi leen dajalee ñoom ñëpp war a mën a dem dajaloo foofu war a delluwaat encore ñun ñu ragal ni fekk ay fan bu jàngalekat yi demee ak élèves yi bu ñu dajaloo virus bi amul tànk amul loxo nit moo ko mën a yóbbu feebar bi dana mën a gën a tasaare ci dëkk bi waaye Dakar aussi bu ñu ko waree gañe tamit dafa am ay agents de santé communautaire ay travailleurs municipaux ak yoo xam ne ñoo ci war a jàpp ñooñu nag ci seen wàllu bopp bu dee dañ leen di soofantal poste de santé yi ak centre de santé amuñu xaalis parce que maladie ñëwutuñ fa mais léegi ñooñu fu ñu jëm ñooñu bu fekkee ñoo war a
gagné guerre gi foog nañ ni loolu xeex boobu du yomb a gagné. Bala ju càmm ñetti liggéeykat ñoo faatu ci accident ci benn liggéey bu ñu doon liggéey ci tiwayu ndox yu sunu Sen'Eau yi nekk fële ci Mbodiène ma nga ci diggante Mbour ak Joal nga xam ni dafa am benn li ñuy wax ventouse ci la ñu doon liggéey waaye daal ci ki nga xam ni moo jiite woon àndandoo ba mu demee di tëj benn van ci bu ñu sukkandikoo ci Ndiaye Diop mi directeur communication wu Sen'Eau dama ko expliqué ba muy tëj benn van daal dellu soit rek la gisul kenn mu woote kenn wuyuwul mu xool gis leen ñuy tëmb ci biir ndox ma ñoom ñëpp ca la ñu faatoo kenn ka nekk élément direct bu Sen'Eau yeneen ñaar ña nekk ñaari élément ci yeneen société yoo xam ni dañuy def sous-traitance ak waa Sen'Eau waa gendarmerie ubbi nañ ci enquête ci ndigalal procureur ni ki itam mu nekk aw tiis woo xamante ni bi itam waa Sen'Eau jàlle nañu bu baax mbokk yi ñi faatu ci accident bu metti boobalee leneen ci wàllu xibaar ñi nga xam ñoo yëngatu ci wàllu transport fële ci diwaanu Mbàkke mënatuñu ko supporter ñoom itam ndax nee nañu misère gi ñuy dund te lenn sababu ko lu dul ni leen dootoo leen liggéey duñu dem duñu dikk ndax wopp ji nekk ci réew mi Pape Diop ñu gën ko xam ci Diadia nekk président regroupement au transport chauffeur yi ca Mbàkke nii luy doy na nde lu ëpp tuuru dañoo sonn te ay père de famille lañu nañ ko dégloo. ñun dañoo sonn xamatuñu fu ñuy toog woto rek lañ yaakaar mënatunoo lekk mënatunoo naan amatuñu lu ndox sunu njaboot woto yi gaare nañ ba xumaag buñ ne woon tey bàyyi nañ oto yi suba kenn du liggéey ay paan assurance yu jeex pneu yu yàqu batterie yu wàcc visite technique yu jeex kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am ñi ñuy toogloo dañ leen di fay seeni salaire ñun ñu toogloo ñu fay ñu ay salaire gaara suñu alal ana ndimbal lañ ñu digoon yéen gis ngeen fi dara bindiloo nañ ñu ba suñuy kayit jeex waxloo nañ ñu ba suñuy làmmiñ damm te gisuñu dara nit ñëpp bàyyi nañ leen ñu ubbi nañ jàkk yi def ko ay mesures ñu jël di ko def ñun suñ ñu bàyyi woon ñu liggéey lépp luñ ñu sant danañ ko def waaye xanaa ñun bokkatuñ ci Sénégal. muy joytu transport ak chauffeur ya nekk ci Mbàkke dañoo sonn xiif ñetti weer nga gaare ko sa oto demoo di ko doonub chômeur ci loo xamul luy ci slay ba mënatuñ ko dina dakk syndicat national de travailleurs de transport routier moom itam noonu la ñu décrété depuis ba mu nu jotee biik benn grève boo xam ni lañ ci sàkk mooy faaw ñu ubbiwaat dem bi ak dikk bi benn ñaareel ba ci des itam nañ dàq seen ministre Oumar Youm ndax nee nañu daal lajji ca mission ba ñu ko dénk jiital syndicat ba Alassane Ndoye la tudd. askanu transport mooy transport amul njiit te secteur bu toll ni transport bu ñu nee amul njiit loolu xas la ñu bëgg nag mu ngi mel ni jaan ji dugg ci néeg ñun ñëpp ñu bokk ci néeg bi mu lëndëm kenn ku ne na nga ut ngànnaay te xam ne jaan ji mën na la mat loolu moo tax bi góor a xuma jàppee datu suba ak gannaaw suba pour oto yi taxaw ko am nañu déggal góor a xuma te déggaluñu Alassane Ndoye waaye am nañu déggal Alassane Ndoye déggaluñu góor a xuma képp koo xamante ni bii nag déggal nga Alassane Ndoye ñuy ñaan nag askanu transport transporteur chauffeur apprenti coxeur ak jigéen ñu nekk ci restaurant yi na ñëpp téye oto yi ba mercredi minuit bu fekkente ne bi ministre bi bàyyi na oto yi interurbain bi ñu dem defi seen liggéey ñëpp war nañoo téye seen i oto ba ministre bi xam ni transport am na métier. su fekkente ne bi transport bi dafa am jafe-jafe te muy suñu interlocuteur ak état ñun waroon nañoo dalal massawuñu jox ñu ay solution nu mën saa ànd ak moom waaye su fekkente ni loolu yëpp def ko mu jóg di ñu humilier transport bu ñu amee fulla ji mu am war nañ koo delloo humiliation boobu. Alassane Ndoye dem ba léegi diggante commerçant yu Petersen ak Sodefitex nga xam ni dafa am kenn ci ñoom ku yëkkatee kaddu jëmale ko ci PCA ba di Massamba Mbaye moomee nag nga xam ni dañ ko tumaaloon sax ay njuuj njaaj ba yëf yi nekk ci kanamu yoon yi li tax PCA ba ni moom amul lu mu wax non seulement ay kàddum tegul fenn waaye lii muy wax moom na lijjanti ak dossier gi nekk ci kanamu yoon nga xam ni bari nay njuuj njaaj yoo xam ni ca la nekk muy kàddu yu tontu kon yu Babacar Sadikh Seck yu mu jëmale ci kii di Massamba Mbaye nañ ko déglu. li muy wax amul moom moo jubadi moo defuk njubadeem comme ñun nag li ñu am ak moom réew mi am na yoon porté nañ ko plainte ci kanamu procureur jox na ko ñu mu koy jox ñooñu def nañ enquête dellu nañ ko procureur ñun ñu ngi xaar lan la procureur décidé ñu def loolu. leneen li mooy commerçant ya fa nekk wax naa leen ne leen booy dem ba xamuloo foo jëm da ngay taxaw comme coow am na
bu leen jox kenn téye leen seen xaalis bu yoon àttee ba pare lu yoon wax ngeen fay ko. nekk kon kàddu yi bàyyi ko ci Ababacar Sadikh Seck ngeen di ànd xibaar suba gi ci kàllaame ko ci barma fukki simili ak ñaar toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. Situation Talibé Abba. Voilà, merci beaucoup. Toujours des complications autour du rond-point de Steve. C'est un peu compliqué. Son aussi sur la route. Il y a aussi des ralentissements sont à noter. Vous pouvez progresser aussi tranquille. Les bouts là-bas aussi. Pour la patienter, là-bas aussi, au du côté de Guédiawaye, du côté de Yembel. Dañuy transiter par là, les ronds-points. Vous n'êtes de la des complications sont à noter. Mais sans que le reste du trajet, nickel, vous pouvez progresser au les ronds-points. Vous n'êtes pas c'est Cambérène, Ajmansou. Abba? Oui. Testé enseignants yi ñu testé ñu positif nañ leen di woowee contact wala communautaire wala importé wala dem dikk. waaw il faut ñu tànn ci benn de. dem dikk dem dikk bien merci beaucoup. Actu Sport. Baye Mantoum salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. comme ko tawat ñu am foo ko jëlee. contact importé. dem dikk communautaire. bii dem dikk la comme jàngalekat yi demoon jóge Dakar dem. ñu dañuy cëpp ñu testé leen ñu positif. ka dem dikk lay tudd kon. mercato Liverpool fu yëfu toll maam. waaw Liverpool nag waxtu wi nag ñoom seen mbébét du leen nag lu dul nag signal doomu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly nekk